mbokk yi ni teewlu si seneweb.com Seneweb rajo ak Seneweb TV amati leen mbégte di janoog yéen tolluwaay moom moo ñëwati di wax si tolluwaay jamono ak tamit ponk yi nga xam te ni saa su ne moom mooy gën a fës te soxal leen lool saa su ne ñu si woo ñoo xam ne nii seen xel dafay màcc si wàll yi wala bokk nu yell wala bokk yey si wax si ponk yi nga xam te nii moom moo gën a fës si tolluwaay comme ni ma ko waxee sànq tey tolluwaay day dalalaat maître Abdoulaye Tall nekk avocat waaye tamit yor kaddu parti bi di Pastef nekk parti bi nga xam te ni président Ousmane Sonko moom moo ko jiite nekk député à l'Assemblée nationale ñu yëkki mbaalaanu kiiraayam si aljuma bi nga xam te ni si leen génn maître am nañ mbégte dalalaat la fii di Seneweb. waaw jërëjëf Mouhamed maa ngi lay nuyu bu baax te rafetlu invitation bi nga may ma nuyu sénégalais yi nga xam ne ñoo ñu seetaan si biir réew mi ak bitim réew di nuyu waa Pastef gépp militants yi sympathisants yi nga xam ni fan yi passé booy xool sénégalais yëpp ñëw nañ dugg Pastef maintenant ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu di leen gërëm. di rafetlu encore une fois invitation bi di wax ni c'est pas la première fois ma fii ñëw. et ça ne sera pas la dernière fois incha allah. maître Abdoulaye Tall di leen ñëwaat si tuuma bi nga xam te ni teg nañ ko si ndodd président Ousmane Sonko waaye jamono dafay dox saa su ne mi am du bees si ñëw démb kër honorable député Seydou Diouf dañ ko attaqué vers 21h am une dizaine de jeunes si cadre yi nga xam te ni foro nañ ko si moom yu fa dem dóor fa ay cocktail molotov maanaam ay mbir yoo xam ne day exploser si biir këram am sax ay dégâts matériels yoo xam te ni nemmeeku nañ ko fa moom mu njott ne ay ndaw Pastef wala ay pro Ousmane Sonko ñoom ñoo def loolu tey jii yow en tant que porte-parole du Pastef nan ngay réagir face à cela. waaw Mouhamed damaa bëgg a leeral benn mbir ba pare jamono jii lu jug rek ci wàllu violence ñu dëkkale ko ak Pastef Seydou Gueye ma koy massaw ci li ko dal. Seydou Diouf du moins ma koy massaw ci li ko dal di ko wax ni bu mu tombé dans le piège de la communication et de la rancune yomb na trop ay nit jaar sa kër nga taxaw ne Pastef la jiiñ ko comme ni mu ko fi yàggee am te doo rapporter la preuve que ñoom ñoo ko def gisul ko wax ni am na ku ñu xàmmee ku ko def gisul ko wax ni militant Pastef amul kenn ku wax ni moom la kon dafa yomb trop man violence fu mu mënti jóge ak toutes ses formes du ma ko rafetlu mais damay wax ni fan yii si ginnaaw mooy manifeste incident yi amoon le 8 déggoon nañ fi kenn koo xam ne dañ ne woon këram dañ ko lakk ba pare mu jiiñ ko waa Pastef et pourtant enquête bi révélé na ni moom mi ko wax ak rakkam ñoom ñoo déggoo pour lakk ko pour jiiñ ko waa Pastef te li ma la wax lu am la xam nga baal ma rek parce que sénégalais yi ñuy déglu yaakaar naa dañoo yor seen xel dañuy xalaat bari na contexte politique boo xam c'est des contextes tendus yu am sos bi day bari manipulation bi day bari désinformation bi day bari Seydou Diouf li mu wax ma koy wax mu retiré ko waa Pastef doxuñ ci violence Ousmane Sonko ku ko xool musta oo kenn ci violence te Pastef bokk na ci parti yi gën a exemplaire fii ci Sénégal nga may ma rek ma am lu ma leeral parce que fan yii sànq léegi dama jot xibaar ñu ni ñoom tamit recruter nañ seen i nervi ñu ngi prêt pour attaquer këru responsable Pastef yi man de source digne de foi woo nañ ma ne ma sa kër gars yi dinañ ko attaquer fii ci Dakar comme fi nga dëkk sa kër famille sa Mbour may wax ni maa ngi interpeller le ministre de l'intérieur xibaar bi ma jot fu mu jógee xibaar bu leer la te ñu ngi leen di xaar nag bu fekkee dañoo jël seen i nervi ñoom waa APR yi ak waa Benno Bokk Yaakaar yi pour songu man sama alal wala songu sama njaboot maa ngi leen di xaar de pied ferme du ma ragal te bokkuma ci njaboot ku ragal te may lancer un appel aux autorités yi nga xam ne ñoo yor sécurité nit ñi xibaar bi nga xam ne jot naa ko ñuy wax ne jël nañ ay nervi pour attaquer ma wala attaquer sama fi ma dëkkuwaay nañ ci jël seen responsabilité maa ngi leen mettre devant leur responsabilité lu xew dal sama njaboot wala dal ci sama jegeñaale wala dal ci man wala dal ci sama alal ñoom waa APR yi ak waa Benno Bokk Yaakaar yi laa ko jiiñ te incha allah bu fekkee dafa am lu mu leen jaral ba ñu jéem a di def loolu man maa ngi leen di xaar de pied ferme dinañ xam ne bu boobaa toog jàkkaarloo moom toog di jëw moo ko dàq. waaw situation bi yaa ngi koy wax ni c'est une situation tendue mu ngi mel ni kon menaces yi ñu ngi fusé de part et d'autre tey jii ni yow yaa ngi koy xibaar ne yow tamit jot nga xibaar ne que ñu ngi bëgg a attaquer sa kër naka noonu tam ay kër kilifa ñoo xam te ni dañoo bokk aussi Pastef tey jii à part appel yooyu nga jot ndax gis nga ay faits yoo xam te ni day prouver ne que loolu noonu lu mën a yell dans les heures à venir parce que Seydou Diouf tam bi waxtaanee moom dafa jàppoon ne aussi alerté woon nañ ko si lu mel noonu. waaw Diallo élection yuy passé je pense que am na ay faits yoo fi gis ay responsables de l'opposition yu ñu fi attaqué te pourtant ay ministres ñoo jël bàyyi fi police bàyyi fi gendarmerie bàyyi fi les forces de l'ordre dem jël ce qu'on appelle des marrons du feu les marrons du feu yéen journalistes yi gis ngeen ko c'est des milices privées ñu jox leen ay armes jox leen ay ngànnaay pour ñuy song ñi nga xam ni
ay waa Pastef lañ ak ñi nga xam ne ñoo nekk ci biir opposition bi te boo xool Pastef rek lañ doon song parce que moo nekkoon seen cible. Mouhamed man Mbour laa battre campagne Ousmane Sonko ba muy dugg Mbour jëg ngeen incident yi fa xewoon ay nit taxaw bloqué que ne ko doo accéder ci port bi alors que moom mu ne le seul candidat à l'élection présidentielle bi duggoon Mbour ci bis boobu ñu ñëw taxaw ne ko doo fa dugg te ñi ko defoon ay marron du fënañ cortège am ba mu fa jógee dafa dem Fatick ñu attaqué ko ay tëkkale nañ ko sax ne ay ñoñu maire Fatick ñoo ko attaqué ba am fa ay gaañu dans les rangs de Pastef kon ñu ne duñ toog ba xaar ba tey jii ñu dal suñu kaw ñu ñëw taxaw naa ndax am nañ preuve am dama ni na force de l'ordre di jël seen responsabilité te yamale Sénégalais yi devant tout le monde devant la loi et devant le service public ñëpp la ñu war a saytu seen kaaraange ñëpp la ñu war a sécuriser dama ni ñun nag du ñu xaar ba ñu mbir mi dal balaa bi dal suñu kaw ñu ñëw taxaw naan yëgoon nañ ko wala xamoon nañ ko dañuy wax ci teel dankaafu autorités yi ñu war a jël sécurité nit ñi ñu wax ci sinon bu dara xewee nañ xam ni ñoom ñoo tooñ parce que ñun yëglu woon nañ bu baax dama leen encore une fois Seydou Gueye li ko dal Seydou Diouf li ko dal man dama ni wax ni mënuma ko rafetlu parce que violence sur toutes ses formes ak fu mu mënti jógee man mënuma ko rafetlu parce que ñun wootewuñ ci violence mais nag nañ xam ni violence bu amee ñoom ñi nga xam ne ñooy le camp du pouvoir ñoom ñoo ko woote te li ma lay wax la preuve les incidents du 8 ay partisans Ousmane Sonko ñëw di taxaw di manifester seen soutien di manifester seen solidarité à un adversaire de Macky Sall mais ñu ñëw taxaw au lieu ñu ñëw wax ñoom ci njëkk ci teranga ñu ñëw fekk leen fi ñu toog chargé seen kaw sànni leen ay grenades marquées provoqué leen ba lay xew ñu ñëw taxaw ne fii ñoom dañoo oote violence mais il faut qu'on respecte les Sénégalais Sénégal ñun ñëpp a ko bokk Sénégalais yëpp a ko bokk amul xaj ak seen war ñoo xool ci diine war ñoo xool ci waaso war ñoo xool ci dëkkuwaay il faut ñu toog defaat introspection xoolaat suñu bopp xam ni réew mi bëri nañu ko jiite tey jii jamono jii ñu ngi si biir ba mel di noppalu te Sénégal muy continuer di Sénégal am na benn adage wax ne les hommes passent et les institutions demeurent fii nag ku fi yaakaar ni boo yoratul réew mi wala boo fi jógee sa sera la kaw yaa ngi nax sa bopp kon na nga fexe ba Sénégal ni nga ko yoree nga bañ ko laisser dans l'abîme Macky Sall encore une fois man ko lancer un appel fort na jël ay responsabilités am te jéem a jël Sénégalais yi yemale leen bu ko Abdou Diouf gën a gore bu ko Abdoulaye Wade gën a gore bu ko Senghor gën a gore dama ne na ñooñu am nañ li ñu bay si waar bi moom bu mu leen bu mu si gën a bu mu si ñaaw na jéem a jox Sénégalais yi ko joxoon te bu mu ñaaw ci xare bi man loolu laa koy wax maintenant la may wax rek te di ko waxati bu ñu fekkee dañoo jàpp ni Pastef ay ragal ñoo fa nekk wala ay buxat ñoo fa nekk c'est parce que ñu ngi nax seen bopp ay nit yu am détermination ñoo fa nekk ay nit yu responsable ñoo fa nekk ay nit yu organisé wu ñoo fa nekk bu fekkee nag ñoom dañoo pare pour dëpp réew mi ñu pare nañ pour dëppar ñi réew mi. d'accord maître mais est-ce que tamit yaa ngi lancé appel au président Macky Sall est-ce que tamit waroo lancer appel sa leader président Ousmane Sonko ndaxte bi mu yëkkee kàddu si alxames bi nga xamante ni si leen génn ñu bëri jàpp nañ ne li mu tuddee droit de résister à l'oppression dafay ndróog lool appel à l'insurrection wala yeneen mbir yu mel ndax tam si wàllum discours ak tam propos yi mu tenir nekkul moom mooy xàmb taal bi. gis nga Mohamed buñ amoon si opposition bi ñëpp meloon na Ousmane Sonko macha allah xar kanamu politique Sénégal dina demee neneen Ousmane Sonko ku ko xam ni si jàmm la woote ci réew mi ku ko xam ni ci defar réew mi la woote dama la jox ay faits rek yoo xam ne dama la koy rappeler. Mohamed vacances jot na fi jamono ji nga xam ne jeunes yi bëri peut-être ci ay fo lañ doon dem wala dem ci ay activités inutiles dafa woo ses partisans woo ses adhérents woo ses sympathisants ne leen damaa bëgg ci lii ñu seeti comme vacances nañ jot dañoo nekk ci période pandémie nañu dem maye suñu deret soulager hôpitaux yi nga xam ne seen banque de sang yi dafa tarir nañ dem organiser des cours de vacances au profit des élèves yi nga xam ni peut-être mas mi tax na seen programme garde dañ ko accéléré lu bëri ba tax na cours yi ni ñu ko war a joxewuñ ko. je pense que ku def loo pare woote mbay ne leen nañ dem vacances agricole patriotique woote ci mbay ba gis nga résultat yi mu joxe je pense que kooku jàmm la mos a woote xar kanam bëgg réew mi la woote. maintenant pour répondre sur sa question nga ni est-ce que war ñu ko wax moom mu ànd ak dal parce que dafa wax résistance may fàttali ni gis nga résistance nit ku nekk saa yoo yeewoo rek constitution moo la may bu nit ñi ñëw di attaquer ci sa alal. wala attaqué la ci sa àq ci sa dignité wala di ñëw di la attaqué ci sa jëmm mooy sa intégrité physique yoon moo la may ne la waroo bàyyi ñu lor la résistance répondant la par rapport à une attaque Ousmane Sonko wax na attaque bi diabolisation yi ñu ko fi defal attaque personnelle et physique yi ñu ko fi defal durant la campagne présidentielle gis nga fi ne ay sièges yu Pastef au niveau des départements au niveau des régions à l'intérieur du pays ay sièges yu Pastef ay nit attaqué nañ leen jamono jee si ginnaaw Pastef Saint-Louis gis nga fi seen siège gaa dañ ko attaqué yàq fa lu bari
avant les élections gis nga ne suñu siège bi nekkoon Yoff ay nit ay samba boy yu tekkiwul dara ñëw nañ fekk fa rajaxe li fa nekkoon yëpp yàq li fa nekkoon yëpp loolu image ñëpp a ngi koy gis ba loolu sax poussé woon nañu ñu sentir suñu bopp si benn insécurité dem tuxu délocaliser suñu siège dem tuxu si Mermoz bi gis nañ fi sax Mermoz bi ñu tuxu am na effigie bu mag bu président Ousmane Sonko bu fa nekkoon ay samba boy ñëw nañ fa saboté ko yàqate ko xam nga loolu kuñ koy def yow lañ attaqué. Maintenant s'il fait un appel à la résistance je pense que dama lay delloo nga dem xool constitution bi lan mooy résistance aussi bien dans le préambule que dans le corps de la constitution le droit à la résistance est un droit constitutionnel benn ñaareel ba y a même un adage à droit qui dit que devant l'entêtement de l'oppresseur devant la violence de la résistance est un acte légitime est un acte salutaire loolu laa bëgg ngeen jël fa camp fa débat Ousmane Sonko wootewul kenn génne leen ñu yàqal gën mais am na droit ne depuis ay années ngi nii li muy traversé si ay difficultés li muy traversé ay jafe-jafe li muy traversé si ñuy dal ci kawam ñuy dal si njabootam di dal si kii ba dem di dugg ci vie privée je pense que dafa jot ñu ni résistance mooy lan résistance mooy ki nga xam ne dafa jóg am détermination pour ñëw yàqal la koo di nga taxaw pour jàmmarloo moom te ñun loolu la ñu woote te loolu dañ koy assumer en toute responsabilité yow fi nga nekk fii di liggéey muy Seneweb bu ay samba booy ñëwoon di dal sa kaw boo mënee fayu avant sa bakkan di ci lor di nga fayeeku c'est ça la résistance boo ko xoolee si beneen pendant sax day dem nekk benn li ñu naan légitime défense c'est de la résistance parce que nit ki ñëw pour lor la jamono ji ñëw pour lor la bakkatam sa bakkan moo ëpp valeur bakkanam loolu laa bëgg ñu yóbbu fa débat ba te xam ni te jéem a dal yi nga pouvoir bi seen cëlti jàtt yi ñu nekk nii ay arrestation abusive arrestation en masse yi jéem a décourager wala intimider des militants de Pastef wala jéem a décapiter le parti Pastef c'est peine perdue ils n'ont qu'à arrêter 100 000 militants 300 000 militants dinañ continuer xeex bi dinañ gis jël parti bi liggéey bi te xam ni Sénégal ak sénégalais yi parti Pastef nañ dëgmal